Amadou Hott ari dañu bàyyi loolu waa gi ngeen xaar gi noonu ñëw na monsieur le ministre ñëw na jàmbaar jaa ngi noonu ci yëmbal yaakaar yëmbal gu bees yaakaar yëmbal jàmbaar jaa ngi nii monsieur le ministre ngi noonu ànd ak ba Ndiol laay sama xarit danaa ko nag galas bul yàkkamti Olof Njaay nee na xëcc bu dégul dig xale du yàkkamti toq gën yuréet waaye loo ko jàppale ak loo ko dimbalee ci parti bi ci ki xamante ne mooy son excellence président Macky Sall doyut mi ngi nii toog tey nag gis na ko jàmbaar gis na koo xamante ni góor la ndax jigéen la muy Ami Collé fekk ko fu muy liggéey ci Baara Gueye mën ko foqet indi ni ko kaay ànd ak man liggéeyal ak président kii ministre Amadou Hott kon loolu jar naa tàcc galas li nga def xoor na de kon nag damaa bëgg tey bala ñoo dem ci le groupement yi nga xam ne ñoo fi nekk di fukki groupement ñoo ñëpp kenn ko nekk ñu présenté leen wax leen li ngeen taxante jóg tey mi ngi nii. salaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp du nuyu sunu papa Mandione Dia sunu coordinateur fii ci Yeumbeul Sud di ko sant di ko gërëm ndax buñ tey taxawee tey ñemee wax ci mbooloo jigal micro bi moom tamit moo tax ñu jug di jàppale jigal micro bi rek Amadou Hott waaw ñu am contentement lool ci teewaay bi nga teew fii si sunu ëtt bii waaw di la wax dalal ak jàmm léegi nag bu ko defee dañuy lim rek groupement yi nga xamante ne teewoon nañ fii ci turu Ndeye Tuuti comme groupement bu ñuy wax yaayu jàngkat yi présidente bi nga di soxna Ndeye Fatou Bey waaw ak groupement bokku gis-gis groupement sopp sëñ Fall aussi moo ngi fi présidente bi di Mati Lo micro bi ngay jigéen micro bi ngay jigéen groupement ànd defar sunu gox présidente bi Mariétou Dia ñoom aussi ñoo ngi fi groupement ànd booloo liggéey présidente Fatou Ndoye Sow ñoom aussi teew nañ le groupement sopp Mame Seydi présidente Mame Mané ñoom aussi teew nañ ñi mel rek mouvement jigal micro bi jigal micro bi Sini Niang ñoom aussi teew nañ association Bokk Ciseaux bi nga xamante ne nii Ndeye Tuuti mi woo mouvement yi nii yëpp nga xam ne ci la bokk muy tailleur yi ak jaaykatu tissu yi président bi di Modou Ba moom aussi teew na waaw bu ko defee ñu jàll ci prise de parole yi waaw jërëjëf léegi sëñ Fallou dégg nga affaire yi ni mu xatee te liñ bëgg lépp li Olof Njaay naan li duuf ci naw yi xajul ci cin li kon nag dañuy woo sëriñ Fallou mu waxal Ndeye Tuuti ana Fallou sëriñ Fallou ngi noonu waxal maa ngi jéggalu benn groupement laa fàtte woon femme yi nekk fee groupement ànd liggéey ñoom aussi teew nañ fi présidente bi Fatou Gningue. ok Serigne Fallou yaay wax ci kàddu Ndeye Tuuti ñaari micro yi téye ko jege ko. waaw salaamaaleykum boobu ñu ngi jéggalu baax ci temps bi di ko Ndeye day nit bu baax Ndeye njëkk si lii dama bëgg ñëpp gis la. waxal ca kaw. monsieur le ministre ñun kii la am gëm na boppam nangoon naa liggéey tey mouvement yi ban la bii bii la muy gëm bopp nangoo liggéey am na association yu bari yoo xamante ne bii Ndeye tey beneen seet mu defal leen ci dooleem kon tey boo ñëwee seet ko rek ñun am nañ droit wax ci moom ñu nuyu sama tonton Ndiol sama xarit mais Ndeye xamal ne fii incha allah rabbi loo bëgg rek yàlla lay jàmm maa ngi si ginnaaw tey maa ngi si ginnaaw suba monsieur le ministre boo ko jàppalee jàppale ndax góor jàmbaar la nangu naa liggéey loolu la am lu may wax mais ñu ngi jégalu baax nag ci kàddu yi. waaye moom ngiwal ñëru ko jàng moo ko ñor ak liggéeyal président Macky Sall barke yonent bi mi ngi nii nee naa ko nag yow comme que man maay sam tuur di la ñaanal yàlla na nga am li ngay wut ci barke Seydina Mouhamed mu am jom lool ba ma ko xamee ba léegi ci parti bi léegi laa ko xam muy dóor waar liggéey kon nag dinaa la ko wax présenté la ko nga jàppale ko ngir yàlla ak yonent bi ak président Macky Sall Gales. salaamaaleykum mbooloo mi digal micro bu ndaw bi rek. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp
ku nekk ci turam ak santam di wax ni rek li waral jataay bi demee ni mu demee dañoo nekk ci dëj ndax imam Seydi mi fi bàyyeekoo bu yàggul mook Papa Lat Sarr mii ma yar seen ñaari yaay ñoo bokk ndey ak baay moo tax ñu defee activité bi ci format bi ñu ko defee 10 groupements de femmes ñoo fi daje waaye ku nekk ci ñoom da nga ñu la indil 5 personnes li waral nag dëgg-dëgg daje bi mooy Ndey Tuuti mii nekk sama grande sœur dafa nekkoon ci Baragay actuellement may wax ak yéen elle est sous contrat à la mairie 10 groupements yi fi daje 6 groupements yi moom la ñuy àndal di liggéey te bi ci gën a ndaw 80 femmes la def musuma insister ci ni ko Ndat kaay ñu liggéey ndax aussi dafa am fu mu nekkoon te amoon na teraanga bu nga xamante ni bii ki mu seqoon la ak moom am lente woon na ko ak moom puisque mënuma def loolu raison pour laquelle dama ko fa mus a bàyyi mais nag cette fois-ci dama ko ni mag yi mu ni ma ne ko il faut nga ñëw ndax projet bi moo toll noonu Yeumbeul bu bees moo toll noonu dëkk gox bi ñu dëkk fi ñu ko bëgg a yóbbu moo toll noonu raison pour laquelle ma ne ko cette fois-ci nag faaw nga ñëw jàpp ci liggéey bi mu ni ma ni mu ko waxee ak insistance yi Galas mosoo ma waxee nii xam naa ni kon li ngay wax ñor na la man ak sama groupement de yi may àndal di liggéey ñëpp dinañu ñëw jàppale si leen. beneen bi tamit mënuma guddal te duma wax ak sama yaay yi muy groupement bi ñuy tuddee yaayu jàngkat yi nga xam ni bi ñuy nekk ci daara ji la ñu tàmbali di ñu uuf et suñu taxawaay moo waral ñoom ñu sos seen mouvement bi yàgg nañ nag di ànd ak ñoom di daanu ak a jóg waaye am na lu bëri loo xamante ni bii dañ koy ittewoo te fekk na du demee na nga xamante ni bii noonu lañ ko bëggee raison pour laquelle ma ni leen ci Yeumbeul bu bees la ñu nekk yaakaar naa lu bëri dina soppeeku lu bëri lu sori woon dina jige lu bëri lu jafe woon mën na yomb raison pour laquelle ma ni leen kaay leen ñu ànd liggéey am na aussi tamit yeneen ñetti groupement yoo xamante ni bii man ak ñoom ñooy ànd di liggéey gis naa leen yéen ñëpp wax bi wala ndaje mi mënul demee ci format bi ñu ko bëggee yàgg naa ci wax ak Grand Ndione depuis le début de la campagne ñu ko bis bu ñu ñëwee zone monsieur Anta man meeting laay def waaye li fi jaar moo fi jaar mais j'avais prévu de faire un meeting d'ailleurs un méga meeting même waaye nag dañu nekk ci dëj sa mbaba xam naa ne dafa xamul nu may def sax waaye kon lii du fi am ni bi ñu waxee si mbedd mi rek daf ni déedéet dañ ko def ci biir kër gi rek ngeen xool ci ban format bu mu gën a sobre ndax ki fi jógee dañoo bokk lu ñu bokk mu féete woon ñu fi mu ñu féete loolu moo tax mu demee si format bi mais lii mënuma ko campagnaale bàyyi ko rek noonu Ndey Tuuti faaw ma xamale ko ak monsieur le ministre faaw ma xamale ko ak mbooloo mi ndax ku am solo la te fa mu nekkoon aussi tamit am na fa solo te ku bàyyi ña mu nekkaloon ndax yow jaadu na nga wone la ko ak ñi nga nekkal donc di gërëm di sant ñi fi teew ñëpp mais plus particulièrement aussi tamit mes camarades de la zone monsieur Anta gis naa soutien bi rawatina la jeunesse ku lim day juum mais yéen ñëpp gis naa seen taxawaay et sama coordinateur ci moom laa waroon commencer ndax bi ñu commencé pratiquement depuis que ñu teg le nouveau bureau Ndione yennalul fanaanalul guddeeg bëccëg suba ak ngoon mi nga ak équipe bi c'est un véritable homme de terrain 3 heures du matin 4 heures du matin n'importe quelle heure damay foog ni sax man grand bi day nelaw mais damay envoyer message rek mu tontu donc grand loolu mënu ma ko ñàkk a bañ a
témoigner beneen mbir bi nga xamante ni bii moo ci des mooy Bara Gaye gars yi dañ may wax ni man maay ko fayoo Bara Gaye mais am na loo xam ne mënu ma ko bañ a wax ndax ku gis sa démarche surtout bi mu jël temps yi nga xam ne la violence fu ñu dajee mu def ay attaques te violence bi dafa commencé woon de façon verbale ni commencé woon na di wax ay wax yu déplacé jëmale ko ci nit yi mais terewul la population am détermination terewul vague yëmbal bu bees bi bàyyiwu ko fi maintenant nag am na beneen méthode bu mu jël mooy fu ñu dajee dinañu attaqué dina songu ay nit dinañu gaañ ay nit donc oto xeer lañu yor jënd ay nervi xam nga moom mooy wax naan kaan waa yëmbal ay traître lañ le seul et unique traître de yëmbal c'est Bara Gaye car yëmbal lui a donné une confiance yëmbal lui a donné un budget et il nous a trahi donc su fekkente ni yëmbal am na traître c'est Bara Gaye su fekkente ni yëmbal am na ku ñu war a xool c'est Bara Gaye parce qu'on lui a confié un budget de 3 milliards 500 ba léegi nii mënuñu wax fan la def suñu xaalis dafa ab ay réalisation donc su fekkente ni trahison am na c'est lui qui nous a trahi ndax budget bi mu yore ñun ñoo ko jox te incha allahu rabbi dimanche soreetul dinañu ko dóor ba pan ci kawam je vous remercie. monsieur le am na lu ma fàttee monsieur le ministre et ça allait être un péché ñun ñëpp suñu dugg ci alliance pour la république en 2011 fii la amee ci kër gi bi ñuy dugg APR en 2011 ñun ñëpp fii la xewee ci kër gi bari na tey ay responsable yoo xamante ni bii tey ay kilifa lañu ci APR fi la ñu duggee ci biir APR c'est à travers sama yaay Ndeye Bey boobu madame le ministre Ndeye Saly Diop moo piloté woon délégation bi ak le feu Waagaan Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm ñun ñëpp moom moo ñu woo moo ñu ñaan moo ñu ñaax ci ni dafa war a dem jàppale ji le président Macky Sall keroog fii la ñu defee ndaje bi fii ci kër gi 3 comités la monté 3 comités de 100 personnes la monté ñun ñëpp ci la ñu duggee ci biir affaire muy Ablaye Diagne muy man bari na 3 comités de 100 du ay caaxaan à l'époque te sax booba jàppale président Macky jigal micro bi jigal ma waagaan wax ko suñu rafet mais actuellement donc monsieur le ministre fii la ñu waajale woon ndamu président Macky Sall yàlla may ko ndam yàlla na mbir mi jaaraat fa mu jaaroon ndax ñun ñi di wax ñëpp keroog la ñu adhéré ci APR à travers suñu yaay Ndeye Bey moo tax tamit dañoo delloowaat buum ca mboy ga delloowaat li nga xamante ni bii mooy wat li ca ndaala ndax fii la lépp doore fii la lépp tàmbalee. mu nag ñi mu àndaloon mooy ñi. mi ngoog mu ànd ak ñoom tan te Ami Mbacké di doom ci sëñ Abdou Rahman Mbacké mu sëñ Mandoumbe di rakk ci Serigne Touba. bi mu ak suñu yaay yi ñoom Tanta Mbodja ñoom suma limee dinaa juum mais gis naa leen yéen ñëpp rek donc ñoom la Tanta Ndeye Bey àndaloon loolu moo foofu la ñu dooree Assane mi témoin la woon ci keroog bi ñuy teg suñu comité yi fii en 2011 ni bokk na ci délégation bi àndoon ak Waagaan mun naa ni Assane bokk na si ñi ma dalal si APR Assane bokk na si ñi ma dalal si parti bi donc loolu tamit je pense que c'est à dire wax ji su bëree asaka ji mën na gën waaye li am solo rek mooy monsieur le ministre encore une fois de plus am na loo xamante ni bii mënuñu la ko ñàkk bañ a dénk mooy suñu tante Ndeye Bey mooy suñu yaay Ndeye Bey suñu marraine suñu tuteur suñu tutrice koo xamante ni bii suñu lépp si parti bi moom la parce que suñu dugg si parti bi si moom la jaare et wax dëgg yàlla dafa yaram bu sutante moo ko téye waaye daawul jóg ci comité bi waaye nag fi mu toll nii elle est atteinte d'une maladie loolu moo tax pratiquement ay doxam mais zone bi lépp lu ñu daan def kenn daaw ko ci mën
feebar ak wéradi moo tax rek ñu gëj ko gis waaye ñun ñii ñëpp suñu dugg ci parti bi ci loxoom la jaare maa ngi jégalu bu baax a baax di sant di ziar. gis nañ li mu fi jot a def ak ñi nga xamante ni jeunes yi nekk Yëmbal emploi bi mu fi créé kon suñu xel dal na ci moom ndax dañ ni booy ànd ak nit da ngay ànd ak ku ànd ak nguur ndax boo àndee ku ànd ak nguur mooy tax lu mu la bëgg a defal mu mën la koo defal. ñun nag ay association tailleur lañ nekk fii ci Yëmbal bootu ci ginnaaw Ndey Tuuti suñu jigéen di nit ku baax ak jaaykatu tissu yi moom mu nekk fii ci Yëmbal di nit ku baax am fi mbooloo mu bare bari ñu créé fi nag association tailleur yi mais mosu ñoo gis seen bopp ci politique te yàgg nañu dig tamit te dig yi ñuy dig yëpp gisuñu ci lenn te nag ñun monsieur le ministre yaakaar nañ ko ndax bañ ko xamee ak léegi yàggul mais gis nañ ñi fi def yëpp kon donc ñun monsieur le ministre la ñu àndal di ko wax ni dinañ ko jàppale bu baax a baax képp ku dëkk Yëmbal ñun ñu ci ginnaaw Amadou Hott di ko jàppale bëgg su bés baak jàmm le 23 mu jël ndam li ndax su boobaa ñun Yëmbal luñ bëgg dinañ ko mën a am ci kattanu yàlla parce que booy ànd ak da ngay ànd ak ku ànd ak njiitu réew mi ndax boo àndee ku ànd ak njiitu réew mi mooy tax loo bëgg mu yomb la ndax buur da ngay ànd ak moom waaw boo bëggee ndam kon monsieur le ministre ñu ngi sa ginnaaw di la dalal jàmm bu baax fii ci Yëmbal di gërëm suñu jigéen bu baax mi ni Ndey Tuuti di jigéen bu mën góor di gaynde kon nag ñun ñu ngi fi ak association bokk ciseaux ak tailleur yi sëñ Mbaw a ngi nii ak ñu bëgg ci financement yi nag ndax Yëmbal yàgg nañoo dig te lu ñu de kenn mosu cee def dara te ñu am na ci yow yaakaar kon ñu ngi sa ginnaaw bu baax a baax jërëjëf monsieur le ministre di nuyu tam sunu yaay Ndey Bey di nuyu tam mon cher frère Gala Seck di ko gërëm di ko sant ci engagement bu mu am pour jàppale sunu coalition engagement bu mu am jàppale sama candidature sunu candidature ñu ngi koy gis ci réseaux sociaux yi ñu ngi koy gis ci porte à porte yi ñu ngi koy gis li si mujj mooy tey lu mu organisé tey fii ci ëtt Ngomen maa ngi nuyu tam sa grande sœur donc ma petite sœur Ndey Tuuti tam ñu ngi lay nuyu di la ziar di la sant ci engagement bi nga jël pour ñëw jàppale nu ci élection yi nu jëm mais aussi au-delà des élections incha allah nga ànd ko nag ak say groupement yéen ñëpp ngeen nekk ay jigéen yu takku ay jigéen yu mën góor ay jigéen yu yor seeni ay kër ay jigéen yuy mottali dépasse jigéen yuy fay école ay jigéen yuy yóbbu xale yi ci néegu góor ngeen nekk ay jigéen yuy faj ngeen nekk ay jigéen yuy jënd ordonnance macha allah nan tàccu jigéen ñi nan tàccu jigéen bu baax seen liggéey rafet na ma am mbégte ci sunu rencontre tey ndaxte man bien avant may xalaat sax que ne dinañ ma tànn ma nekk candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci élection yi maa ngi doon liggéey ak jigéen yi liggéey bu wër macha allah yàlla defal nañu ci ndam lu rëy ñu def ci macha allah lu rëy mais xam na ne liggéey bi tam des na du jeex ndaxte demande bi moo ëpp. loolu moo tax nag sunu centre fële sunu kër Sidi Hott ci centre bi foofu moo tax nag ñu def réseau groupement yi mbootaay yëpp ñu boole leen ak ay xale yu xarañ di ànd ak ñoom ci formation yi di ànd ak ñoom ci financement yi di ànd ak ñoom ci nano crédit moo fi nar a commencé incha allah fan yi loolu mooy li nga xam ne moom lañ taxawal foofu ci centre bi. dine nag ñun amuñu lu nu am lu dul yéen ñii ndaxte soo leen amul woon yéen jigéen ñi am jom nekk ay liggéeykat wallaay stabilité bi fi am ci Sénégal du fi am sutura bu fi am ci Sénégal du fi am. loolu moo tax président Macky Sall créé délégation entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes ba DER financé macha allah ay jigéen yu bëri ak ay ndaw ñu bëri te incha allah yeneen financement war a ñëw. liñ fi defagum rek te nekk gunu maire ci financement jigéen mën na 100 millions téeméeri millions nekk gunu maire su nekkee maire dañ koy yokk xamul dañ yokk ko ndaxte dinañ am sañ-sañ am kattan
dem wax ci turu askan bi wax ci turu jigéenu Yeumbeul Sud wuti alal fu ne ci àdduna bi indi incha allah fii ci Yeumbeul Sud ñu defar Yeumbeul bu bees jox jigéen financement yu ko ëpp incha allah ba tax na damay ñaax ñëpp que ñu gën a am engagement ñoo xam ne rendez-vous bi rendez-vous Yeumbeul la at bi incha allah décision bi nga xam ne yéen a ko war a jël ak seeni ay mbokk dëkkandoo ak waa kër ak njaboot ñëpp booloo nekk benn dem retirer seeni ay carte retirer carte yu bees yi woteel bopp fas bi mooy sunu bos du bopp nag du bopp giléem bopp fas la ko woteel bopp fas day da ngay am Yeumbeul bu bees ko woteel bopp fas mu jël mairie bi ñu am Yeumbeul bu bees ku bëgg nag Yeumbeul bu xóor ba xowee daas nag nga def leneen waaw te yéen ñii ma gis jigéen yi am fulla ak fayda nekk ay liggéeykat bëgg ngeen lu bees wóor na ma Ndeye Tuuti bi Ndeye Tuuti bëgg na lu bees te Ndeye Tuuti tissu yu muy jaay lépp dafa bees tàkk benn du jaay tissu bu màgget wala tissu bu xóor du ko jaay tissu yu bees tàkk waaw yun defaree fii wala jóge ba Autriche jóge ba xam naa ba ay Dubaï jóge fu ne moom loolu lay jaay te ñun suñu jëlee mairie bi te ñu defoon ko te nekk gunu maire mooy jàppale tam xale yi jeunes yi te def nañ ci formation ndaw ñi def nañ ci école yi def ci centre de formation formé ndaw ñi fii ci Natangué defar ay terrain de football defar leen ay centre yoo xam ne artisan yi dinañ am loo xam ne ay jumtukaay pour ñu mën a liggéeyal seen bopp daan seen doole artisan itam macha allah seen taxawaay rafet na ci Sénégal jigéen ñi su amul woon artisan yi amul woon Sénégal du am sutura moo tax sunu programme tam ñu bëgg a jàppal artisan itam ñu mën si gis seen bopp liy faj lépp nag mooy nan teel a yeewu bésu 23 incha allah janvier dimanche bii soreetul dimanche bii le 23 ñu jëlee fi ñi fi nekk indi lu bees tàkk ñun def nañ loo xam ne maire bi fi nekk wala yeneen maire sax sunu amoon bilan bi nu am te nekk nu maire wallaay dañuy nelaw kenn du leen soxlawuñu campagne ñëpp leen di woteel te def na lool nekk bu nu maire te sunu yéene mooy sunu nekkee maire fu nu wutalee Sénégal wutal itam waa Yeumbeul Sud parce que soo nekkee maire am nga sañ-sañ yaa yor këyit bi yaa yor lenge gox gi mën nga dem fu ne ci àdduna wax sa waxu gox ñu jox la ay financement nga indiwaat fii ci Yeumbeul Sud maa ngi gërëm nag di sant ñëpp di gërëm encore une fois Galas ci liggéey bu rafet bu muy def di gërëm tam Fatou Mbacké dégg naa tam mu ngi liggéey bu rafet macha allah vraiment Ndeye Tuuti li nga def mooy la meilleure décision soo nekkee fenn nga gis ku indi Yeumbeul bu bees nga gis de promesse kese ndaxte joxe na ndékki joxe añ donc su diggee reer dañ ko woy gëm donc yéen jigéen yi macha allah Ndeye Tuuti ñàkkuloo fulla ñàkkuloo fayda li nga def mooy yoon ñëw ànd liggéey Yeumbeul indi formation indi lu ne defaraat tali itam defar assainissement yéen jigéen ñi dootoo leen tuur ndox ci mbedd incha allah tuur ndox ci mbedd war na fi jógee ci sama mandature première année bi déjà 2022 2023 dañ ci liggéey loo xam ne mosu fi am ndox mu tilim bi kenn dootu ko tuur ci mbedd da nga koy tuur ci ay canalisation mu dem yoonam ndoxu taw tam dootu fi taa incha allah te loolu nag ànd ak son excellence Macky Sall ànd ak état bi mooy tax nga am milliards yooyu parce que assainissement ay milliards a koy defar talitam ay milliards a koy defar te incha allah ci mois de février bii sunu tali route des Niayes bii incha allah dinañ tàmbaliwaat liggéey bi ñu defar ko deux fois mu am ay lumière am assainissement benn ndox dootu fi taa incha allah donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ziare ñëpp di leen jox rendez-vous incha allah le 23 janvier dimanche 23 janvier ma leen di jox rendez-vous à midi ci mairie bi incha allah jërë ngeen jëf merci beaucoup merci.